jërë ngeen jëf mbokk ci ànd beeg seen site d'information bi di www.banlieueinfo.com ngeen koy am ci YouTube bi Banlieue Info TV l'officiel daleen ak jàmm ci seen émission bii jotaay ñu koy amal ay bés yu nekk ñu dalal tey ki nga xam ne nag mooy Youri Sall nekk koo xam ne nag responsable politique la ci biir commune bu Yeumbeul Nord mu nekk koo xam ne aussi mu yor mouvement am bëgg li nga xam ne nag mooy mairie bi ñu nar waxtaan ak moom waxtaan wi yaa mbokk yi laataa ñuy dugg si jotaay bi di ko jox kàddu dañuy jaale ñi nga xam ne nag mooy mbokk politique bi ak ñi nga dëddug jamono kii di Idrissa Diallo xamoon nga ko moo nekkoon ki nga xam ne nag moo jiitee commune bu Dalifort ñun ñaan yàlla suuf woyof si koom yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe waaye tamit ay mbokkam yàlla may leen xol muñ te it ñu koy ñaanal koo xam ne ku yëwoon na si askan wi ku jege woon na askanam te it ku doon liggéeyal réewum Sénégal ñu koy ñaanal li nga xam ne nag mooy suuf yoof woyof si koom Youri ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Ibra Lo di kontaan bu baax par rapport ak seen invité di kontaan bu baax aussi par rapport ak si li ngeen ma dalal ci seen télé bi kontaan naa bu baax quoi en grosso modo. ñun tamit ñu la gën a kontaan ci dalal gi nga xam ne nag dalal nga ci biir kër gi ndax yombul nga tomb sa waxtu ñu aal ñu ko ngeen ñu waxtaan ak yow ci li nga xam ne nag mooy yor dëkk bi waaye tamit li nga xam ne mooy yor réewum Sénégal. tey ñu nar a waxtaanee lu am solo li nga xam ne nag mooy yorunu commune bu Yeumbeul Nord. ak waaye la taa ñu si dugg ci li nga xam ne mooy mouvement bi nga xam ne moom nga jiite ak ban parti nga bokk. waaw tout d'abord maa ngi nuyu waa Yeumbeul yëpp. di nuyu waa département wu Pikine di nuyu waa région de Dakar di nuyu aussi Sénégal muy dëkk bi ma dëkk ginnaaw bu ma déggee sa laajte mooy naa addu tuuti ci li nga xamante ni moom laay jiite tey muy mouvement man bon loolu li ma siy wax bariwul parce que man depuis bi ma nekkee xale yàlla dafa dogal lépp lu suñu moroom yi musoon a sumb man bu ma ñëwee dañ may naan Youri yaay président du soxla vote du soxla dara à bas âge nit ñi dañoo am habitude di ma jiital. pour lan la loolu lu tax. bon je sais pas. parce que tamit léegi-léegi dañuy jàpp ni dama ko bëgg. léegi-léegi ñu jàpp ni dama ko mën. en général liñ may dénk lépp. dafay nekk loo xamante ni yàlla daf si teg loxoom. daf koy oyofal ba nga xam ne toujours ndam moo si ñëw. yow loo si def da nga kaa bëgg wala nga kaa mën. man nag li ma gën a gis mooy mën la. parce que à chaque fois ma dugg ci benn affaire li may njëkk sentir. mooy avancement li may njëkk sentir mooy l'émergence de cette action. dont je suis le président. kon ku naw sa bopp nga kañ xam sa bopp nga. waaw c'est-à-dire man comme j'ai l'habitude de le dire. même bu may xeex ak xale bu ndaw sama doole bi yëpp laa si def. du coup bu ma jiitewee benn affaire. pour man sama devoir sama rôle mooy. fexe ba lii ma jiite nii bu ma ko fekkee ci 1 ma yóbbu ko ci 100. ok kon mouvement taxawu Yeumbeul Nord yow yaa ko créé wala da nga koo créé ñoo jox la pour président bi. bon mouvement wu Yeumbeul Nord rek benn waxtaan bu ndaw la woon. ci 7 personnes. c'était pas 7 mais 11 la woon. oui. 11 personnes lañu woon ñu waxtaan gis ni dañu war a créer benn mouvement bu tudd taxawu Yeumbeul Nord parce que Yeumbeul dafa soxla taxawu. bi ñu nee dañ koy créer ñu ne dañuy def mouvement mu nekk mouvement politique mais au début sama idée la woon. les 4 ñu ne ñun yow da ñu fekk ñuy politique. te am na ci camp yu ñu nekkoon. ma à l'époque ma accepté leen ko nangul leen ko. ñu dem rejoindre seen camp yi ñu nekkoon. ñu bàyyi ñun 7 personnes ñu continuer di créer mouvement bi. bi ñu ko créé si lañ ma nee nag président bi fii moom. xaw ma yan poste mais président bi moom loolu yow yaa ko moom te du ñu nangu kenn di la aussi opposé. ok c'est comme ça que j'ai bon en quelque sorte j'étais si président mouvement bi. dañuy des si mouvement ba tey nga ni mouvement taxawu Yeumbeul Nord Yeumbeul Nord am na maire am na équipe municipale Yeumbeul Nord bokk na ci département de Pikine mu am koo xam ne moo ko jiitee waaye Yeumbeul Nord bokk ci réew de Sénégal njiiti réew mi nekk fii yor ko lu tax nga bëgg a taxaw Yeumbeul Nord daa ñu ko taxaw. waaw boo déggee mouvement bi. boo déggee taxawu Yeumbeul Nord déjà mouvement bi wax na turam. parce que taxawu étymologie wu taxawu olof la. taxawu mooy taxawu. à chaque fois mooy soutenir à chaque fois nga dégg taxawu mooy am na ñu war a taxawuñ leen. mu ñan mooy Yeumbeul Nord. loolu moo tax toujours saa yoo déggee taxawu dañ koy associer ak Yeumbeul Nord. bu ñu newoon taxawu Sénégal mooy Sénégal moo soxla taxawu gisuñu ko taxawu ñu taxawu ko. mais bu ñu newee taxawu Yeumbeul Nord te ñu dëkk Sénégal. bokk ci département wu Pikine bokk ci région wu Dakar. kon dañuy jàpp ni communauté wu Yeumbeul Nord moom moo soxla yellantoo taxawu. kenn taxawu ko maire bi du mu jaay.
bon je ne dis pas que ni kenn taxawu ko si ñu ngi koy taxawu mais loo gis ci àdduna dafa am ay priorité dafa am loo xamante ni mooy farata même si islam sax dafa am farata ak sunna on dit pas que ni sunna baaxul mais li jiitu mooy li nga xamante ni moom la yàlla dégle après nag waaw dañuy jàpp ñoom fi ñu dem di taxawu nit ñi foofu nit ñi am na lu gën a nekk farata loolu noonu fa la ñuy taxawu nit ñi loo jàpp yow bon ñoom fu ñu taxawu nit ñi toujours mooy si côté bi nga xamante ni foofu noonu nit ki du quotidien am c'est-à-dire nekkul loo xamante ni moom lay dundee bés bu yàlla sax. yan aspect la pour mu clair quoi. bon aspect yi mënuma volatiliser ci aspect yi pourquoi. parce que taxawu yooyu noonu ñuy taxawu. du majoritaire sax comme léegi boo demee ci domaine sport bi. sport tey maire bi fi nekk. waaw day subventionné ASC yi chaque année. mu fekk ko ci 100 000 francs. waaw yóbbu ko ci 150 000 francs. xam nga déjà mu ngi taxaw sport bi. mu ngi taxaw monde sport bi. mais 150 000 man mi nga xam nekkoon naa président ASC en 2017. jël trophée yëpp musuma am défaite. bi ma nekkee président ASC Bissab bi. man xam naa ni 150 000 ci benn ASC. mënuñu ko defee sax benn regroupement. mais du jël koppar yi aussi jox ko ASC yi tamit ak du xool. non mais attends dafa am benn budget bu ñu voté fii. jël benn somme alloué ko sport. te lii moo war a dem ci sport bi. yow xaalis boobu noonu bu fekkee delloo ko monde sport bi da ngay obligé yóbbu ko feneen léegi nag bu fekkee da nga jël benn ASC boo xamante ni man en 2017 bi ma nekkee maire. waaw bi ma en 2017 bi ma nekkee président ASC Bissab bi. jël naa valeur u 5 millions 300 000 injecté ko ci ASC Bissab bi. waaw à l'époque maire bi 150 000 la subventionné ASC bi. est-ce que du loolu la yor. non li muy subventionné ASC nekkul moom lim moom benn budget la bu ñu voté teg ko fi. loolu pour ASC bi la suñ ko nattee mu toll noonu ñu jox ko du ko war a am. non ëpp na loolu. parce que Yeumbeul Nord 21 ASC la am. waaw 21 ASC suñu jëlee koppar gi nga xam te ne ko séddalee ku nekk juróom ngay am dañ la jox su juróom. loolu mais c'est tout à fait évident. je vous dis que ëpp na loolu. ñaata la. ëpp na loolu parce que en 2017 amoon nañu fi budget boo xamante ne egg na 900 millions. ci 900 millions yi. daanaka 100 millions yi rek ci monde sport la dem. 100 millions yooyu noonu boo jëloon 25 millions yi séddale ko ASC yi benn ASC bu nekk mën na am 1 million. mais nag li nga xam ne moo jëm ci 100 millions yooyu ne ASC sport aussi nekkul ñoo xam ni football rek la am na yeneen discipline yi. moo tax ma ni la 100 millions bu fekkee dañ ko alloué sport. waaw 75 000 mun na servir à d'autres disciplines. ñun ñëpp xam nañu ne infrastructure yu ni tabax aussi. waaw mais d'accord naa si loolu. waaw. gis nga loolu aussi beneen domaine la boo xamante ni buñ si duggee émission bi dina gën a gudd nu ñu ko foogee moo tax aussi il faut ñu résumer ko pour ñu gën a may ñi nga xamante ni ñu leeral askan wi aussi ñu xam waa Yeumbeul ñu ngi comprendre d'ailleurs li ma bëggoon expliquer ci loolu mooy ñoom tey déjà man sama kër fii nii boo fi ñëwee 20 heures da ngay foog ne man maay maire Yeumbeul lu tax loolu ñëpp laa fi fekk yàlla xam na loolu noonu sama téléphone bu mu la ko joxee nga lire samay message da ngay foog ne maay maire Yeumbeul. lu tax parce que nit ñi nu ñu lay solliciter dafay bari ba yow da ngay foog ne commune bi amul maire. dafay bari wax dëgg yàlla ba da ngay dem ba mu yàgg nga ne fii est-ce que am na maire. man des fois nit woo ma solliciter ma benn affaire ma ne ko lii compétence su maire la. demal ci mairie bi. nga ne diw. na la jàppale ci problème bi ngay wax. mu dem ba ci mairie bi ne salaamaaleykum Yuri laay laaj ñu ne ko génnal ci biti kooku nekk fi. au lieu que ñu jàppee ko benn Yeumbeulwaa bu ñëw di wax problème am dañuy jàpp ni comme tudd na Yuri rek pour ñoom amu fi place. waaw Yuri la laaj waaye Yuri nekkul ci maire bi. non dafa bëggoon expliquer ne am naa sama problème. expliquer naa ko Yuri mu delloo leen ko. nee na loolu seen compétence la bokk. c'est-à-dire balaa ngay résulter nit ki foog nga déglu ko. c'est-à-dire problème bi foofu la nekk. la communication ne passe pas. effectivement gis nga loolu ngay wax noonu mooy problème majeur u Yeumbeul. c'est-à-dire information bi. moo ñëwul léegi nag ñun communauté bi on nous pousse à aller vers l'information. mais aussi am ngeen droit en tant que des porte-parole en tant que des politiciens ou des acteurs de développement am ngeen sañ-sañ aussi ngeen dem jëlee information ñoo jox ko askan wi nga xam ne ñoom jotewuñ ci information. ci loolu lañ dëkk. d'ailleurs boo xoolee Yeumbeul Nord problème yi fi nekk yëpp. pourquoi Yeumbeul Nord ngay dégg ñu ne am na activiste. am na révolutionnaire. am na ainsi de suite parce que information bi moo des. information dafa am fu mu tagee. te gis nga information boobu noonu tag problème bu ngande la indi ci commune bi. déjà Yeumbeul Nord depuis man maay dëkk Yeumbeul Nord depuis 96. Yeumbeul Nord fii nii de 96 de nos jours.
année bii nii la ñu soog a xam Yeumbeul Nord ñaata la am ci budget. 1 milliard 200 et poussière. ñu ngi koy doog a xam depuis 96. ba tey changement boobu pour yow. Yeumbeul Nord parce que ñun sama genre yuuri. benn yuuri moo fi nekk mayu leen dara. à chaque fois dafay wax Yeumbeul Nord dafa war a jógee sous l'ère analogique. dem sous l'ère numérique. ça c'est important aussi. comme nag Youri Sall benn candidat la benn futur candidat la ñu ne nañuy njëkkante. ak ay projet am. mais Youri Sall aussi dañuy wax en 2014 yéen a ngi fi woon gis ngeen ki nga xam ne mooy Daouda Ndiaye moom mi nga xam ne moo nekk maire bi fu mu jaar ba falu est-ce que aussi nekkoon leen responsable en tant que des militants APRS ci mbir mi. bon loolu li ma si tontu lu simple la. man 2014 man ci lieutenant wu Daouda yi laa bokkoon. 2014. déjà bi ñu defee élection fii. bi ñu defee élection. ñu ni Daouda nañ ko wala far. waaw bi ñu jiitewee suñu liste mu nekk liste Benno Bokk Yaakaar. ñu def suñu élection ba pare. man maa ko woo këram ne ko bàyyil sa fecc bi ak sa mbumbaay ndax gañee ko. jógal ñu dem ci conseil municipal parce que liste proportionnelle moo gagné du liste majoritaire. man ak moom benn par benn ñoo woowandoo conseil municipal yëpp. c'est-à-dire combat boobu ñu doon mené en 2014 boobu dafa am benn lueur d'espoir bu ñu amoon. surtout man. c'est-à-dire dafa am loo xamante ni dama ko àndoon ak moom. ñu koy promettre la zone Darou ak yeneen zone yu mel noonu. zone Darou ak yeneen zone yu mel noonu. c'est-à-dire promesse yooyu noonu ñu doon promettre ñooñu amul lenn si yooyu lu ñu tenir. amul lenn lu ñu tenir yéen a ko doon promettre yéen a ko doon. man ak moom ñoo àndoon di ko promettre nit ñi. te loolu leen wax léegi yow en tant que yow en tant que personnel. léegi nag man pour ma wax leen ni leen. man du ma complice. man du ma coupable. je suis obligé de me détacher de lui. pour wan nit ñi ni li muy def engagement wu boppam la. man ak moom li ñu sumboon man ak moom li ñu jàppoon man ak moom li ñu defoon benn combat commun. moo nekkoon changer xar kanamu Yeumbeul. ci à travers compétence yi nga xamante ni moom lañ ko dénk. mais est-ce que demande nga en tant que waxtaan ak moom ni nga ko defee woon ni ko gagné gu ñëwal mooy tey nag yaa ngi ci ay njumte ñëw ñu rectifier ko est-ce que defaat nga effort yooyu aussi. Daouda may naa ko ay sens yu bari. j'ai été moo la may sens wala yaa ko may sens. j'ai été c'est-à-dire may sens yu bari quand je dis sens. xam nga Daouda tey dafa yenu moom mooy yenu. commune bi moom la yàlla dénk commune moom la fi yàlla teg. c'est-à-dire yen bi moo diis. buñ la yenee sa yen diis yow nit ñi waruñu ñëw pour jàppale la mais yow yaa war a woon nit ñi pour ñu jàppale si la. quand je dis may naa ko ay sens yu dul jeex pour ñu waxtaan si loolu. c'est-à-dire waxtaan naa ak moom si loolu. toog benn diir gis ni li ma waxtaan ak moom dara amul. def ko. caabi. demaat nañ fi aussi si ay côté sport comme man maa jiite woon. ASC Bissap bi en 2017. zone Darou fii ñu amoon fi benn site bu ndaw ma doon xeex à l'époque pour ñu def ko benn espace. pour zone Darou di fubalee et puis ñu fi organiser lépp loo xamante ni dañ ko fi soxla. ci espace boobu noonu ñu traîner ma fi devant la justice. auditionné ma fi dira 16 heures de temps mooy litige foncier bi nga xam dinañ ci jëw mooy litige bi nga xam ne am na ci biir dëkk bi. fu nekk non c'est très différent ak litige bi gars yi di wax gaddaay ak ay c'est-à-dire les compé tey noonu Jokko bi aussi am na problème. effectivement je suis d'accord sur ça. gis nga ni terrain Jokko bi amee problème actuellement. terrain bi sab bi nekk fii noonu la amee woon à l'époque. ñu si doon xeex ñu traîner ma devant la justice. piège ma woo fii di def ay réunion restreinte pour xool nan laa desee si grille bi pour payer les pots cassés. yàlla génnee ma si loolu noonu yëpp. tey on a perdu ce terrain moo tax li ma doon bañ man. nga xamante ni Médina laa nekk gis xale Médina di ko dund. mooy football si tali bi. tey moom la xale yi di def. barki démb ñu ngi doon football fii si tali bi. benn oto mbëkk ko mu gaañu si kii li ma doon xeex. tey l'histoire m'a donné raison. mbokk yi ma fàttali leen ba tey yéen a ngi seen émission bi jotaay ñuy waxtaan yi nga xam ne nag ak kii di Youri Sall nekk responsable politique waaye nag jiite mouvement bii di taxawu Yeumbeul Nord ni nar a wax dugg ci li nga xam ne mooy secteur bi wax nga ci sport bi mais li nga xam ne mooy jëm ci wàllum santé bi xam naa ci defu ci sport bi def na ci santé bi wér-gu-yaram am na lu mu ci def luñ mën a jàmbaan tuuma. waaw ku xam maire. xam ne loi bi nga xamante ni moo fi nekk. tënk les collectivités locales. dafa am 9 compétences yoo xam ne dañ leen ko transféré. ci 9 compétences yi. mënuñu ne dafa lajj si yëpp. mais benn bu si nekk luñ ko si doon xaar ñëwul. tey li ngay wax ni santé lajj te dafa am fépp. li ngay wax ci santé noonu dañ ciy brosse. tey santé maire bi ak li mu wax boo xoolee day réfectionné. barki démb def naa fi publicité sama page Facebook. Ndëri Aïdara gis ngeen ambulance médicalisée bi mu ñu may. ambulance médicalisée
nga dem ci Mansour Sow mu jënd sur fonds propres ambulance médicalisée moom maire may ñu benn ambulance bu simple avec une seule place. ah nee na médicalisé la dama koy indi ba mu ko joxe. non ambulance bi mu ngi fi photo yi ñu ngi fi. c'est-à-dire les preuves sont là. depuis 2014 de nos jours si côté santé lañ nekk. tey boo demee amul benn hôpital boo xamante ni. moom ñeme na la wax daf ko construire sur fonds propres. dafay réfectionner. rek. dafay fekk hôpital bu yàqu mu daaneel miir bi peinture fii. ñëw ne freinage si 27 wala 21 wala 31 millions. mais si échec yooyu yëpp na nga wax échec yi ngay wax yëpp dem na si secteur yi tey waa APR est-ce que am nga loolu amu leen gàcce si kanam Yeumbeul Sud. non benn affaire bëgg naa ñëpp xam ko. te moom lañ nekk di dund. gis nga Daouda. APR la bokk APR laa bokk. waaw sama camarade de parti la. mais li ma bëgg ngeen noté te jàpp ko seen xel. mooy ñun gàcce bi ñu am yëmbal fii. boo xoolee ñi yëpp Macky Sall ci commune bi yëpp Daouda moo tax ñu yëpp ko. képp ku demoon man xamoon naa ay lieutenant Macky Sall fii nii. ci commune bi. tey boo waxtaanee ak ñoom dañu la ne weddi nañu Macky Sall et c'est à cause de Daouda Ndiaye. parce que moo nekk di ñu diviser pour mieux régner. loolu mooy benn. est-ce que division est-ce que yéen a démissionné aussi parce que ni nga ko waxee daal yaa démissionné. beneen affaire bi mooy. yëpplu bi mu yëpplu Macky Sall. loolu Macky Sall xam na si dara. moo tax mu sanctionné ko lu tax. ci naka. bu fekkee Macky Sall daf la dénk deuxième commune bu ëpp ci département wu Pikine. daf la dénk deuxième commune bu gën a yaatu. ci département wu Pikine. daf la dénk commune bu gën a commune boo xam ne moo gën a peuplé. après Kër Massar ci département wu Pikine. ba pare amul benn nomination bu mu jël teg ko sa wet. pour mu oyofal yan boobu. boo ko xamee ak boo ko xamul direct ou indirectement mu ngi lay sanctionné. sanction la. sanction la parce que bi mu joxee Moustapha Mbengue maire Kër Massar. xam ne Kër Massar dafa yaatu dafa peuplé. et puis ressources yi dafa tuuti. mu jël député teg ko ci wetam. bi mu dénkee Pape Gorgui Ndong Pikine Ouest xam ne yan bi dafa diis dafa xool PCA ak ministre de la jeunesse teg ko ci wetam. mais est-ce que tamit nag séddale gi moo xaw a dëng nag parce que. soo xoolee du séddale dëngul. président il est le plus informé. mais soo xoolee Pikine lu mel Pikine Est Pikine Ouest Pikine Nord da ngay xam ne tamit. poste yu nekk foofu c'est trop y a une saturation aussi. le président Macky Sall. il est le plus informé au Sénégal. mais askan Yeumbeul Nord jiwuñu ko lool am na 578 RG. renseignements généraux yoo xam ne bés bu yàlla sàkk. ñu informé ko. mais président Macky Sall askan Yeumbeul Nord jiwuñu ko lool parce que moom moo leen jox maire. non président Macky Sall ñu wax si maire bi. léegi-léegi damay dégg. ñu ne Daouda en 2013 kenn xamu ko woon maa ngi moom ñu doon ànd. bien sûr boo ko daan wax maire sax gëmu ko woon. boo ko daan wax maire da ngay nekk maire gëmu ko woon. pourquoi parce que nit ñi xamuñu ko woon. mais nag li ko may sens. mooy li président doon politiquer en 2013 naan maire aux jeunes. tey bi ñu gañewee fii liste bi gañe wuñu majoritairement. dañoo gañe si liste proportionnelle. bi ñu demee si ñoom. ñetti nit ñoo volonté wuñ ne dañoo bëgg nekk maire. le président Macky Sall ne leen man sama politique bu njëkk ba moom laay continuer di prôner. mooy maire aux jeunes. xool leen ki gën a ndaw si yéen ngeen jiital ko. bi ñu xoolee dañoo gis Daouda moo gën a ndaw. ñu jiital ko ñi dem naan ay président Macky Sall dafa ñëw naan Daouda mais laa fal ñu waxuñu dëgg. li mu wax mooy ki gën a tuuti si yéen boo leen demee ngeen jiital ko. kon président moo laj. yemuma si loolu. le président dafa ne yemuma ci loolu. dinaa leen yebal sama ndaw. mu superviser ndax li ma leen digal yéen def ngeen ko. bi ñu demee di vote conseil moom Daouda moom moo am 43 voix. sur 25 voix. 25 personnes yëpp li président waxoon fële lañ ko teg. si 25 personnes yooyu noonu conseil municipal. parce que ànduñu woon. am na ñoo xamante ni tey. ñoo ngi ànd ak Daouda comme dañoo mës a ànd ak moom. bëggal luñu ko lu baax de. parce que dañoo teg seen bët ci terrain yooyu nga xamante ni dégg nañu ni moom lay séddale. c'est-à-dire problème bu yëmbal foofu la nekk. bu ñu demee ba conseil municipal léegi xoolatuñu intérêt commune bi. mais seen intérêt personnel la ñuy xool. c'est là où le bas blesse problème bu mag a mag bi foofu la nekk. problème bu mag transition la ñuy permettre sax ñu dugg ci li nga xam ne mooy question boobu kon mbokk yi ma fàttali leen ba tey ñu ngi dalal Youri Sall nekk responsable APR jiite mouvement taxawu Yeumbeul Nord ñu dugg ci li nga xam ne moo jëm ci coow li parce que Yeumbeul Nord ku ko dégg fi ñu toll nii. actualité bi yëpp coow suuf la. coow suuf la yow en tant que jeune dëkk biir Yeumbeul ñoo jàngatee loolu ak ban gis-gis nga ci am. bon coowu suuf loolu ça confirme. encore une fois de plus. lajj bi nga xamante ni. le premier magistrat de cette commune. lajj na ko. mooy Daouda. comment mooy ñun ñëpp boo xoolee suñu image 2013. dañ doon xeex pour Lamine Diédhiou jóge fi.
parce que suufu yëmbal bi mu téyee di ko caxat-caxatee le président Macky Sall dans sa politique de maire aux jeunes ne maire yi dénk leen ko jeunes yi parce que maire dafa war a nekk ndaw lu tax da ngaa war a disponible dañ la war a yee n'importe quelle heure nga dem jàppale taxawu sa communauté loolu la doon xeex boo xoolee tey ki ñu wax Daouda man je le connais très bien nag en 2013 2014 2015 2016 2017 ñemewul tudd terrain boo ko woowee sax ne ko dama am terrain damaa soxla këyit affaire mu ne la demal si Ndiassé ñemewu ko bu ñemewee terrain léegi la lu tax mu ñeme terrain léegi lu tax mu ñeme terrain parce que peut-être terrain benn moyen la bu gaaw pour s'enrichir léegi nag ma indi confirmation si loolu noonu ci naka la moom day jaay terrain kon nga bëgg a wax wala li may wax si Daouda ñun am nañu ay preuves yu concrètes que yëkkati na ay attestation jox ko ay conseil municipal ci ay terrain ñooñu noonu nekk ci biir mairie bi ñooñu noonu dellu jaay seen terrain 11 millions 12 millions bu fekkee am na sañ-sañ yëkkati terrain boo xam ne yëmbal moo ko moom mu jox ko benn conseil municipal boobu noonu yëkkati terrain bi jaay ko 11 millions kon nag te li ma si naxari yëpp benn bailleur de fonds moo fi nekk moom mooy jënd terrain yi muy kan je cite pas de nom mais li ma bëgg wax mais li ngay wax c'est tellement grave que non waxee ne ay conseil ñu jox leen terrain ñu koy jaayaat comme des promoteurs immobiliers aussi c'est grave ay conseil est-ce que am ngeen municipal preuve yu leer ci li yëmbal ngay wax Nord aussi ay preuve yu leer laa ci am terrain yi fi mu situé wu fii si biir yëmbal ñu ngi gàddaay gàddaay ku xam gàddaay xam ne 23 hectares la benn délibération la bu président Macky Sall signé woon joxoon ko le premier magistrat de la commune muy Daouda Ndiaye terrain yooyu waroon servir pour les impacter parce que yëmbal ku ko xam ne 14% la occupé si bon la commune la plus inondée am na fi ay 7 sites yoo xamante ni mënuñu si woon dëkk am na si aussi ay sites yoo xamante ni ñooñu dañoo waroon dégager parce que dañoo waroon defar canalisation bi am na si aussi ay sites yoo xamante ni ñooñu dañoo waroon dégager parce que foofu dafa inondé de nature yaa ngi dégg ndox yi les usagers nangu na seen kër yi ñooñu pour foofu noonu man ce que je pensais li ma xalaatoon mooy dama foogoon le maire actuel dafay jël gàddaayu yëmbal defar ko cité def ko cité yëmbal mu nekk ay cité payante cité yoo xamante ni boo fay ba mu mot da ngay mujjee jël sa kër nga moom pour les yëmbal waa nag mais gàddaay yëmbal ku ne xam na ne président Macky Sall lu tax mu joxe woon ko dafa ko joxoon pour reloger ay nit ñoo xam ñu ngi leen jëlee woon ñoo impacté wu ci BRT bi effectivement ñu ngi woon dañ fa def stade yëmbal aussi foofu noonu voilà ma ñëwaat indiwaat fa beneen éclaircissement gis nga li ngay wax ni moo tax sax nit ñi tey ne détournement d'objectif parce que li taxoon président jox ñu ak li ñu koy jëriñoo tey dafa uute mais la responsabilité de l'État aussi président nag mooy déclassifié aussi non président moo ko joxe président dafay xaar benn moment bu précis benn moom yëkkati na décret bés woo maire ci compétence transférée ne ko lii sa commune la nekk domaine privé la yaa ko géré xoolal nan nga koy dundee gis nga bés bu mu xaaroon ba jox ko délibération bi dina xaaraat beneen bés bu tol noonu woo ko ne ko li ma la dénkoon ñëwal ñu saytu te bu ma la waxee dina ko def rek yaakaar loolu dina am non su ma la waxee man président Macky gis nga le président Macky Sall bi muy naan 2024 lay xaar ma ne le président Macky Sall bi muy naan du ma protéger benn maire du ma protéger benn maire am na ñu muy protéger de parce que xamoon na ni lii dina ñëw xam Macky Sall moom président léegi nag léegi nag précision rek président Macky Sall moom lu bëri nga ko wax nga maire yi nañ ko jox ndaw ñi gis nañ ni cumul de fonction yi am na maire yi pas yee ko yor fi ñu toll nii waaw maire yi foncier bi mi ngi fi dossier yi kii mi ngi fi tamit am na dossier yoo xam ne ba léegi mi ngi protéger ba léegi loolu si mënuñu ko deñ bon man mënu ma wax président dafa protéger kii parce que gisuma ku mu protéger bien sûr am na ñoo xam ay dossiers yi nga xam ne ay IGE génne na ko am na yoo xam ne AFNAC génne na ko ba léegi non ay rapport la yu IGE mais ñu jëbal procureur am na droit aussi say ay rapport la waaw yu IGE déposé jox ko procureur waaw procureur dina saisir les concernés c'est-à-dire ñi nga xamante ne dañ leen épinglé dina leen woo ne leen ñëw leen comme yéen rapport IGE dafa wax ne jël ngeen def ngeen ñëw leen ngeen leer ok waaye tey ñu desaat ba tey ci commune bi Yeumbeul Nord yéen en tant que mouvement taxawu Yeumbeul Nord ci malversation ak li nga xam ne moo jëm ci problème yi nga xam ne am na tey yéen ban solution ngeen seen di ban saafara ngeen ci am bon fii nii taxawu Yeumbeul Nord am na benn programme bu tudd taxawu 88 mooy taxawu Yeumbeul Nord pourquoi 88 pourquoi ce chiffre parce que 88 Yeumbeul 88 quartier la am bu ñu taxawuwee quartier bu nekk c'est-à-dire mën nañu taxaw Yeumbeul
dans sa globalité. 88 quartiers mën naa wàññeeku ndax Kër Massar day nekk département mën na ñoo wàññi Kër Yëmbal. voilà départementalisation Kër Massar loolu beneen affaire la. waaw mais mën naa impact aussi Yëmbal Nord buñ ko bàyyi nañ ko bàyyi xel. en fait Kër Massar même sax ci départementalisation bi ngay wax noonu. mais nga jëm ba tey ci programme bi. waaw li ma bëgg a wax si 88 quartiers yi. taxawu tey bu taxawee 88 quartiers yi. taxawu na direct ou indirectement. Yëmbal Nord comment. boo xoolee ci domaine bu nekk. taxawu Yëmbal Nord am na ci programme comment dañoo dem rencontrer tous les délégués de quartier. délégué de quartier bu nekk ñu laaj la ban jafe-jafe. ngay dund ci sa quartier. ñu wax ñu lii mooy suñu jafe-jafe. ñu delluwaat ci délégué de quartier yi. laaj leen jafe-jafe bii ngeen ne yéen a ngi koy dund lan mooy solution bi. ñu wax ñu solution bi ñu ñëw toog ñun. ci benn groupe restreint ñu étudier situation yi. benn bu nekk ñu trouver ci ay saafara. comme ça ñu delloosiwaat ko ci panel bi. ñooñu joxaat ci seen xalaat tey loolu mooy suñu cahier de charge bu ñu téye jàpp ni moom mooy solution. xanaa jafe-jafe yi wute bu sorewul de yan jafe-jafe ñu ci gën a fës jafe-jafe des quartiers yi. jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ci quartier yi. am na fi ay délégués de quartier yoo xamante ni jooyee nañu suñu kanam ay éclairage c'est-à-dire lampe yi nga xamante ni moo war a tàq tàquñu jafe-jafe yi nga xamante ni délégué de quartier yi jooy nañu ko mooy ñàkk sécurité bu seen quartier ñàkk sécurité jafe-jafe yi nga xamante ni délégué de quartier yi jooy nañu ko mooy manque d'assainissement yi nga xamante ni moom moo nekk seen zone loolu compétence nguur gi la moom jafe-jafe yi nga xamante ni délégué de quartier yi jooyal nañu ko moom mooy aussi ni seen doom yi di jàngi ji. jafe-jafe aussi yi nga xam délégué de quartier yi jooy nañu ko. mooy quartier yi nga xamante ni am na district hôpital wala case de santé seen manque de matériel yi. ok ay loolu bari na mbokk yi ma fàttali leen tey yéen seen émission bi jotaay ñu dalal Yory Sall xam nekk responsable APR bu Yëmbal Nord bu jiite mouvement taxawu Yëmbal Nord Yory Sall suñu fàttaliku ci ay bés am nga benn bis nga yeewu nga ni sa oto doon koo toj da nga mel ni ko victimisé wu pour nekk maire. Non, je ne me victimise pas. Pourquoi? Damaa yeewu comme tout le monde. fekk ñu toj sama oto. D'ailleurs bi ma ko publier sur réseaux sociaux bi. c'est la rendre compte que ni. du man kese. bari nit ñu toj seen oto. ñaata la ñu woon. Bon, je peux citer pas mal de personnes. Même il y a le maire Aline Kébédia qui m'a envoyé 2 photos. pour me dire que man aussi sama ñaari oto dañu ko ku def loolu kan moo ko def acteurs yi. nee nañu dafa am benn waay boo xam ne àndul ak sagom. moom mooy def loolu. àndul ak sagom day ciblé ay responsable di toj seen oto. ah bon c'est pas cohérent. cohérence boobu noonu mu manqué moo tax ñun toujours. gars yi dañuy jàpp ni dañuy victimiser wu et tel n'est pas le cas man nu ma jël xeer dóor sama oto mu toj ma dem di ko defariwaat sama xaalis. gis nga loolu noonu dafay pousser à ce que ñu xam ne manque de sécurité bi ñuy jooy bés bu yàlla sax mu ngi fi toog. mais les combats politiques la mën nañu ko tuddee noonu parce que est-ce que manque de sécurité mën nañu ko ci yóbbu. non man ci manque de sécurité laa koy yóbbu. parce que tamit man damaa jàpp man bi ñuy toj sama oto fii. sama oto yàgg naa ko fi gaare. 2016 laa am oto. kon manque de sécurité amul. 2016 laa am oto. waaw 2020 lañ toj sama oto. comme xam nga ni du bi ñuy toj sama oto. du insécurité lampe bi poto bi. waaw tàkkul. lampe bi daan tàkk 2016 ba keroog ñu ko def. non ma ne. bi ñuy toj sama oto lampe bi tàkkul. peut-être lampe bi bu tàkkoon. waaw waa ji dina xalaat ni fii nii. lu ma fi def dañ may gis. mbokk yi ma fàttali leen yéen a ngi seen émission bi jotaay ñuy dalal ki nga xam ne nag mooy Yory Sall jiite mouvement taxawu Yëmbal Nord. Yory président Macky Sall dina samp li nga xam ne mooy ñeneen wala bokk ñi ñu ngi koy rumandaat yow ngir mu samp li nga xam ne mooy candidature am atum 2024 loolu ànd nga ci waaw wala déet. bon man. benn affaire xam naa ko. mooy defuma droit. te duma constitutionnaliste. mais daal li ma xam. mooy bu fekkee le président Macky Sall. dafa ne. sa candidature est recevable. wax dëgg yàlla dama koy soutenir. mais ñu def droit bu faroon ci yéen ku ci mel ni Mimi Touré génn na nee na moom président de la république Macky Sall mënut a am 3e mandat ndax waxu ko woon diggeewu ko woon. Mimi juriste la. te Mimi Touré. en fait boo xoolee Mimi parcours Mimi. amul lu ko président joxul. est-ce que moom tam jox na le président. mënuma ko ñiyee. mais dama ne. waaw à chaque fois Mimi remplacé na. 3 fois des responsables politiques. 3 fois. nekkoon na ministre de la justice nekk na ministre de l'intérieur nekk na premier ministre nekk na aussi président CS. mais li ma bëgg Mimi xam. mooy comme elle a l'habitude de me l'appeler. série man sama jëkkër la may woowe. parti bi ba mu daj man rek la fi wax jëkkër.
bi mu nekkee premier ministre bu mu nekkee ministre de la justice bu mu nekkee présidentiel lépp fu ñu daje day rafet. li ma koy conseillé. mooy lillaahi wa rasuuli rek. mooy na def comme ni mu doon def. mu bañ a topp journaliste yi ñu koy jay muy wax ci télé yi parce que da koy regretter. jay la nga jàpp jay la du position la joxe du position la joxe. non man li ma gëm jay la pourquoi. parce que moom nee ne. barki démb le président Macky Sall. mi moo ne le président Macky Sall moo ne en 2019. bii mooy sama dernier mandat. Mimi bi muy nekk ministre de la justice le président Macky Sall dafa newoon. damay réduire sama mandat de 7 ans à 5 ans. waaw bi mu ko defee 7 ans. bi mu continuer maintenir 7 ans. Mimi waxu ci dara te boobu mu ngi ci gouvernement bi. kon nga jàpp ne daa mer. non li ma bëgg mu comprendre. parce que man xam naa Mimi bu baax. li ma bëgg mu comprendre mooy journaliste yi bu ñu ko orienté. journaliste orienté wuñ kenn dañuy laaj ci ni question. non man je vois que dañ koy poser des fois ay questions pièges. te Mimi rigueur am daf ko permettre à ce que des fois dafay wax loo xamante ni xam naa bu ñu tegaat émission bi daf koy regretter man xam naa Mimi bu baax a baax. kon da nga yaakaar dafa dina regretter li muy wax. non loolu dama ci am certitude. que à chaque fois mu seetaan wala mu suivre benn émission boo xam ne moom moo ko defoon. beneen responsable di nekk juriste aussi maître Moussa Diop nee na dina kim tëlaay kattanam boo jiitu réew mi def fa du samp wala dina am 2024. waaw maître Moussa Diop bon mu recevoir na ma benn yoon. mais li may wax ci moom aussi. mooy moom tamit. bu mu manqué boobu occasion. de se faire taire parce que wax dëgg yàlla instant bi wax dafa teel. wax dafa teel bu fekkoon sax le président dafa ne. damay dem jëli ji sama 3e mandat. ñu ne waaw wax jot na mais comme le président moom mi nga xam ne il est le principal concerné. dara ñëwagul man je pense bien que wax dafa teel quoi. jërëjëf Youri Sall yow nag nekk nga koo xam ne nag ko jige askan wi la mën nañu ko wax parce que gis nañ ay raay yoo xam jox nañ la ko ci fan yi ñu génn. merci beaucoup di ay raay yoo xam jox na ngir leadership bi nga xam yaa ngi koy incarné. jàppale askan bi nga xam yaa ngi koy jàppale askan bi tey askanu Yeumbeul Nord loolu la ñuy wax. bon askanu Yeumbeul Nord maa ngi leen di jaajëfal bu baax. parce que man aussi je peux dire que man maay fii benn responsable boo xam ne aw ma problème ak kenn. responsable yëpp dañuy déggante normal. loolu nag li tax mu am tey mooy jeune laa ba pare à chaque fois ma dégg benn affaire damay daw dem fekk ji ko. def si aussi sama kéemtalaay kattan parce que damaa jàpp ni waa Yeumbeul ñoo ma ko ji. man fii laa juddoo Yeumbeul laa juddoo maternité Yeumbeul bi. man sama lépp Yeumbeul la. sama lépp Yeumbeul la. comme nag sama lépp Yeumbeul na pour man damaa war a delloo Yeumbeul bor bi nga xamante ne daf ma ko jox. mooy lii nii def naa fi ay affaires yu bëri en 2018. man maay kii ñu ëpp lu ñu parrainé. presque 116 parrainages. en 2019 man aussi man maay ku ëpp lu ñu parrainé. malgré contexte Covid 19 bi. en 2020 aussi ñu ngi démarré ko ak mu mel noonu en 2021 aussi ñuy séntu leneen loo xamante ne kii. mais pour li nga xam ne moo jëm ci arène politique bi Yeumbeul Nord dinañ métti de responsable APR ñooy génne fu nekk di affaire responsable APR yi nga xamante ni dañu nekk fii biir Yeumbeul. waaw ne dañoo soxla magistrature communale bi ñett lañu. man. Daouda Ndiaye Matar Diop. dañuy wax toujours nag responsable yu mag yi dañuy wax toujours responsable yu mag yi il faut ñu def benn consensus ñu waxtaan suñu biir. mais tollaguñu foofu. yaakaar nga dina am consensus ñu jiital kenn. bon parti bi dafa am loo xamante ni règlement intérieur loolu ñun mënuñu ci dara. ci la waxoon yow nga toog bañ a dem di nga nangu. pour man ma toog bañ a dem. waaw bañ a posé candidat. dinaa déglu ñu nekk sama ginnaaw. naka nan. waaw mooy militant yi. effectivement. kon ça veut dire que yow ku li àll moom militant yi ñoo lay porté te gis nañ benn mouvement boo xam ne ñu ngi taxaw ànd far Youri Sall. mouvement mais jàpp nga ni loolu dina yomb ci yow. am naa ñetti mouvement yoo xam ne man maay seen président. mouvement fal Youri Sall. mouvement taxawu Yeumbeul Nord. mouvement Yeumbeul Nord moo ñu ñor. est-ce que jàpp nga ni ñoon dinañ bàyyi nga dem toog bañ a nekk candidat. moo tax ma ne loolu noonu si ñoom lay delluwaat. mais discipline de parti laaju loolu de. discipline de parti bu Yeumbeul bu APR man je pense pas que dinañ ko bafouer. mais askan wi su ñëwee am na askan ñoo xam ne ñoom bokkuñu sa parti. bokkuñu si parti bokkuñu si leen loolu comme 3e mandat la wala 2e mandat de 5 ans bi. egguñ ci kon mbokk yi mi ngi noonu mu nekkoon seen émission bi jotaay ñu amoon mbégte bu baax a baax di dalal ki nga xam ne nag mooy Youri Sall nekk fii ci Yeumbeul Nord nekk koo xam ne aussi dañ koy félicité bu baax nekk ndaw ak effort yi nga xam ne mi ngi ko def ngir jàppale askanam delloo bokk Yeumbeul Nord li nga xam ne moom la ko lebal ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant ñu baax ñi nga xam ne nag ñu ngi ñu teew woon ku ci mel ni suñu doyen yi nga xam ne mooy doyen Thioune ak ki nga xam ne nag mooy doyen Ibrahima Fall nekkoon suñu côté du ñuy épaulé ndokkeel bu baax ñi nga xam ne tamit ñoo mel ni sunu équipe technique bi Ousmane Badde jiite leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen dox di daje ba beneen